xel yi. dañu nekk ak ay nit bourse yi ñu jël foofu ñoom ñu joxe ko li mu wax dëgg la nañ leen ko delloo. kan moo ko war a def Sénégal foog ñu génn ci baal ma rek xadi foog ñu génn ci way yi ñoo wax fii gis nga man dama gëm heure bu ma bopp la laa waxal ba ma toogee fii. u taxaw u wax dama gëm ne li may wax dafa war a am njëriñ am impact ci kiy seetaan ba pare mu yokkal ka dara ba ko amul sens gis nga conformisme légalité légitimité da koo gën. te légitimité dafay ànd ak dëgg. nguur bi nekk Sénégal doxalul dëgg dañ ko war a wax sa kaw. wax leen ñu jubbanti bala moo yéex. ci nguur googu lekk paasan sax ci laay dem ci Mansour ndax waa poste bi ñuy jooytoog léegi Mansour mu ngi bëgg a yàgg dafa mel ni que dégguñu leen wala dégluwuñu leen. dégg nañu leen de. loolu la gën a xam ne xew poste. dañ ci bëgg te indi solution. et mun nañu trouver poste solution. ba tey jafe-jafe yi ñuy jànkuwanteel xat yi mu doon lu teggeeku. et déjà waa poste indi nañu benn proposition. nee nañu courrier yu gouvernement bi donc. bu ñu leen ko jàppandalee ñoom ñu koy yóbbu ak yeneen xat yi man mënuma nekk benn simple individuel. créer jënd ñaari moto muy def transport. dema dem ba mujj di concurrencer poste ci ay oto yu yóbbu ay bagages di yóbbu ay lettres à l'étranger alors poste bi toog ci ay milliards état bi amel ko ay milliards mënuñu ko jàppandalal ak li fa nekk ci borom yi xam-xam pour mu mën a développer dox ni jamono yi doxee parce que li tax société entreprise état grave mooy. boo nekkee ku am expérience ak connaissance. mais dafa am fu sa ay décision di yem. du wanewul ni amoo xam-xam de mais décision yi foofu mu yem nag ñi nga xam dañu libre nekk ci secteur privé ñu ngi lay romb poste dañu koo tënk ba noppi ameel ko ci li liggéeykat yi wax mais kon est-ce que poste bu naree dee du état bi mooy responsable bi. mun na ko suqali bu ko neexee. ñu wax ci leneen ñeel génnub njiitu coopérative d'habitat bi ñu sos ci atum 2000 tukkee ci ay agent yu ISRA coopérative boobule nag bu ñu sukkandikoo ci Bernard Ousmane Ndiaye am na gën kaa néew lu tolloog juróomi téeméeri doomu aadama ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar ñu teg équipe bu bees itam ca am atum 2007 tukkee ci assemblée générale ordinaire bi naka noonee nag ñoom la ñuy ñaawlu moo di ña fa nekkoon ay njiit dañoo sos ab collectif ñu bëgg mooy caxat-caxate seeni moomeel loolee itam ñu daal di ci rax doole ni ñoom defoon nañu recours ci première instance waaye boobaak léegi def na fukki at ak ñeent demul dikkul ñu ondu ceek kon njiitu coopérative d'habitat bi. ci assemblée générale bi dañoo jël njiit yi fi nekkoon wàccee leen dàq leen ci coopérative bi ñu sant ñu nag ñu topp leen yoon 2007 la ñu déposé plainte ba tey jii may wax ak yéen loolu sottiwut lu ñu ñaawlu mooy dañoo dem def benn kuréel ni ñoom kat bërëb ba nga xam ne moo nekk Bourguiba ñoom lañ ko jox président ba woon wàccee ko dàq ko membre la ci kuréel boobu secrétaire ba woon membre la ci kuréel boobu trésorier ba woon membre la ci kuréel boobu ëpp nañu juróom téeméer ak juróom benn fukk ak li ci topp juróomi téeméer yi déjà ak lu ci topp jox nañ leen seeni parcelle. Guinée équatoriale la ñuy wutali wax ci jafe-jafe yu yenn doomu Sénégal yu dëkk Malabo di dund bu ñu sukkandikoo ci kenn ci ñoom di Ibrahima Diallo autorité yi nekk foofu dañu doon vérifier titre de séjour yi naka noonee la ñu teg loxo ñenn ci ñoom bu ñu sukkandikoo ci moom ba tey bari na ci ay doomu Sénégal yu ñu teg loxo téye leen ca stade bu Malabo ñu déglu ko. lundi contrôle moo am contrôle boo xam ne contrôle papier la carte résidence carte séjour contrôle bi lu ci gën a rax mooy que soo amee carte séjour ñàkk am carte séjour dañ lay jël jàpp la autopolice da lay jàpp muntal la dugal la biir prison yi actuellement dem na ba fees mais dañ leen jël yóbbu leen stade suufi gradin yi actuellement dañ leen tëj dans des conditions yoo xam ne conditions yu ñuy déplorer la malheureusement amuñu interlocuteur mu nekk ambassade bu nekk Gabon xam na ne Gabon moom moo coiffé Guinée équatoriale ministère des affaires étrangères donc li ñuy jéem a woo mais jusqu'à présent amuñu retour au finish ñun comprendre ñu xamuñu kan lañu war a waxal. Abdoulaye Mbow jéem nañoo jokkoo ak Moïse Diegane Sarr di secrétaire d'État bi ñu dénk Sénégalais de l'extérieur waaye mujj ñu koo jot.
waaw defe naa ni nag Sénégalais fépp fu mu nekk si àddina bi. bu lancé kenn si ñoom di compatriote bu lancé alerte rek autorité yi moo xam fa ñu nekk muy autorité consulaire ba wala ambassade ba war nañoo mën a def réaction pour xool effectivement lan moo xew. autorité yi nga xam ñoo fi nekk di seen ay juriñ moo xam Sénégalais de l'extérieur la moo xam affaires étrangères la itam war nañu wut xibaar gi ngir jottali ko pour ñu effectivement ñu xam lan moo xew dëgg-dëgg parce que assez souvent itam au-delà de ce manque d'information par rapport ak li nga xam ne mooy situation des Sénégalais à l'international waaye itam Sénégalais bi ci xam ne dafay dugg dëkk jàmbur war na xam la dëkk bay tere la war na xam tam la dëkk bay di nangu bu fekkee ne da nga dugg dëkk boo xam ne dañ lay laaj carte de séjour ba nga war kaa mën a nga koy jënd si njëkk da nga war a dem ba fañ la koy joxee nga fay fa waaye dañuy dugg si li nga xam ne souvent moo di ay marché noir moo di ay yeneen ak yeneen def naa loolu itam dafay gàkkal deru Sénégal à l'international donc nous sommes des ambassadeurs de notre pays fépp fu ñu dem si àddina bi donc nu ñu am comportement bi war waaye itam autorités yi nañu liggéey ngir di mën a taxaw bépp doomu Sénégal fépp fu mu nekk si àddina comme ni ko grande démocratie yi di defee lu ci mel ni Amérique ak feneen ku si am jafe-jafe ñëpp ñëw taxaw ñun tam nañu taxawee noonu parce que itam soxla nañ ko. ndax Pa Assane waruñu xoolaat suñu politique migratoire ndax bu weesoo bi itam du amul ayu bés daanaka bu ñuy toog te doomu Sénégal du am jafe-jafe fa mu nekk. waaw mais lu tax loolu amul woon bu njëkk. wala bu daan amit duñ ko déggee nii fréquence bi mais lii kii Ablaye wax moo la dëgg dañu amul un corps diplomatique bu fort buy mën a téléguider les gens ambassade Canada France Italie Espagne Allemagne yi nekk Sénégal yépp amul waxtu bu ndul toog te duñu communiquer ak seen communauté yi chaque matin ils ont les informations seen ay revue de presse ils ont koñ bi jaar leen fa ils ont bu leen jaar koñ bi ils ont zone bi moo am circulation fi maanaam ils ont organisé seen dëkk ci suñu biir dëkk ñun capacité boobu la ñu amoon parce que ñi ko fi doon def jàng ka mën ka mat ka doon ka dañ leen a jël sànni leen fële jël ña mel ni man nga xam ni dañ daan toog bopp ko ñoo koñ politique bi ñëw na sama waay moo falu ñu pistonné leen dugal leen ci business bi moo ñu yóbbee lii léegi nag le sénégalais bii dem di tukki bokkul ak sénégalais bi daan tukki sénégalais bi daan tukki bu njëkk il était un temps soit peu rassasié moo la regg ka regg du tiit du fifi boo melee ni man nag jamono bii sa fit dana dem dana rëcc nga génn fëx rek ngay def kenn du la téye da ngay daw rek di dem ñun dañuy génn sax paasan génn ci foofu dem dugg ci feneen muy COP 26 bi lu tolloog ñaar fukki réew ak juróom-ñett comme ñoom ñoo xaatim ni ki tey muy alliance mondiale bi gën a mag ngir ñuy bàyyi ndànk-ndànk këriñ bi nga xam ne moom mooy nekk ci suuf tey joxe courant lu tolloog téeméeri réew ak juróom-ñeent ñoom ñoo sos boobule coalition ci njiitalu Royaume-Uni ngir bàyyi courant bi jógee ci boobule charbon te sax leneen lu ci dolleeku moo di banque yu mag yi ñoom jël nañu engagement ne dootuñu financer boobule këriñ ñu andi ceeg Fatimata Diop. ñaar fukk ak juróom-ñett lañ ci ay dëkk yu signé ab alliance mondiale ngir dakkal këriñ gi jóge ci suuf di joxe courant alliance bi tudd Powering Protocol ñu daal di koy lancé ñi ko jiite di Royaume-Uni